bon li leen bëgg a wax tay mooy lu doy waar moo xew ci réew mi comme ni ngeen koy xamee ni ngeen ko déggee fan yi SAR société africaine de raffinage moom la coow li topp coow li nag li ko waral mooy wuruj njaaxum randal jaxase naxaate pour lekk ay milliards looloo fa xew te ñu foog ne président Macky Sall yi xamu ko ndax buñ demee lañ koy wax ak li am du nekk benn tey loolu moo waral conférence de presse bi ni Locafrique contre état bi contre aussi bañul recapitalisation moo ñu yokk capital bi bañ gën a mën a am doole mais lu ñuy bañ mooy ñu am milliards yooyu ñu soxla fii ci suuf ci alalu SAR ñu bokku jéggaani feneen dañ wuti ay milliards yoo xam ni suuf si ñu am rek nga xam ne SAR moo ko moom fi mu nekk nii ëpp na téeméeri milliards fu ñuy wutee ji ay juróom benn fukki milliards nga am téeméer dem nar ko lebi feneen loolu est-ce que xel mën na ko nangu ñii wax ñu naan léegi jooni ci tàng bi yow Locafrique boo fi bëggee toog da nga indi ñaar fukki milliards ak juróom benn ci tàng bi yow état du Sénégal war nga indi fanweeri milliards ak juróom benn waaw loolu fu dugg fan la jëm c'est que ñii juróom fukki milliards ak juróom benn am nañ ko ci perte ci at bi passé rek waaw bu dee da ngay liggéey di perte juróom fukki milliards ak juróom benn ci benn at yow war la càmbar seet loolu nu mu mën a nekkee milliards yooyu fan la jaar mais xam nañ loolu yëpp càcc wuruj ay njaaxum ayu kenn xamul ba kenn xamul fu milliards yooyu nuñ ko yore ay bor léegi nag ñu yokk ci def benn commande ñaar téeméeri milliards gré à gré mooy yaama neex marché yaama neex yow laa koy jox ci conseil d'administration bi ko waroon a approuvé yëgul Locafrique bi nga xam ni actionnaire bu am solo la ci yore lu ëpp fanweer ak ñeent kii société bi yëgul tinul kon direction SAR day xool ay xaritam ni leen bon commandé naa 200 milliards léegi amul problème bon bu ko defee jox ko ci ay nangamu milliards commission mais affaire yi sàcc la quoi loolu la président aussi war na ko xam donc ñi fi nekk tey ci SAR nekk luñ fi état du Sénégal nekk luñ fi askan bi seen bopp ak seen poche lañ fi nekkal loolu nag la Locafrique di bañ dégg ngeen temps yi yëpp presque coow li bëri na ba tey ji am na même benn décision bu génn tribunal boo xam ni ñoom ñooñu defkati njaaxum yooyu ñoo oon Locafrique ci tribunal ne ko yow daal li ñuy wax abus de minorité yow dañoo bëgg a bloqué yow daal yow blocage bi fi nar a nekk ci ñun dañoo bëgg a yokk affaire yi yow da ngay saboté tribunal ni Locafrique li muy def yoon la ci yoon la nekk amul lu mu yàq amul loo xam ni day lor SAR amul lu mu bloqué li mu leen wax xel la mooy moom nee na bañu li ngeen bëgg moo ñu yokk capital bi mais li ñu yore fii ci xaalis ci suñ suuf bu ñu ko jaayee mais loolu doy na sëkk jaru ñu ne di ko jéggaani feneen kon kooku bloqué wul kenn kon yéen kay yéen a bëgg a sàcc yi xam nañ leen léegi ñu bëggoon ñuy ubbil leen yoon bi ñu dem dugal ñeneen seeni xarit ñeneen mën a seddoo ay milliards ñeneen ndax Locafrique kat moo leen teree nelaw ndax njaaxo bi ñuy def àndu ci te moom mooy indi ay milliards fu ne di indi ay bateau fu ne pour que société bi di dox SAR di dox ay ati at moo tax SAR ba léegi di dox kooku tey
ñu bëgg koo wor bëgg koo te waroon am temps yi nit ñi sax war na fekk mu am juróom fukk ak benn ci capital bi ndax loolu d'accordoon mais loolu yëpp fa lañ ko teg ki la taxoon Sarr tëjul mooy Locafrique prison moom tëj na bu yàgg tey jii moo lañ bëgg a wéq ñu ko abal ñu pour indi ay Nigérian ay ñeneen ñuy dégg xam fu ñu nar a jógee mais daal seen plan bii Sénégal taxu koo jóg doomu Sénégal taxu koo jóg société bi Locafrique nekk Sénégal jàppale leen di liggéey taxu leen a jóg te Locafrique ñi mi liggéeyal ba ay valeur ay 100 et quelques milliards 170 milliards ñooñu seen xel dafa war a dal ñu xam ne kii ku seqal liggéeykat la waaye Sarr ni muy saboté ni muy doxalee ci banque yi ak ci ay doxalinam mais vraiment lii président lii da ngaa war a yónni ay nit ñu auditer Sarr bala ñu def benn action de recapitalisation ñu xool fu milliards yi dugg marché gré à gré bii bu ñu ko mënee ñu annulé ko en tout cas du yoon muy jàll ndax maguy bu rëy rëy la en tout cas loolu la ñu bëggoon a wax ndax insécurité bi juridique comme ni ko waxee c'est extrêmement grave et que loolu mën a delloo Sénégal ginnaaw mën a tax ñi bëggoon a jàppale Locafrique ak Sarr daw mais ñoom nañ xam ni Sarr moo jéewul net Sarr moo def lu war a def lépp lu indi lépp luy lu bon lépp luy wuruj Sarr la lépp luy gàllankoor Sarr la Sarr daal vraiment mu ngi bëgg a salte nag waaw loolu moom dund fay dee fay ndax Locafrique liggéeyul pour di sànni ay 170 milliards ci àll bi na wóor xëy na sax loolu moo tax ñu indi di def yëfu dof yi ñuy def di dof doflu xam ni boobu ba léegi bu ñuy liggéey yàlla Locafrique la liggéey boobu alal jooju bateau yooyu pétrole boobu tax ñoom ñuy dund Locafrique dem na ba dugal ci 170 milliards ba léegi nag ñu ngi dof doflu mel ni Locafrique moom mosoo leen defal dara te bu dul doon Locafrique dee nañ bu yàgg tëj nañ Sarr 170 milliards yooyu am na ay avocats yu nekk Londres am na cour d'appel de Londres comme ni ko Seydou Diagne waxee ñoom fa lañ war a fayee bor yi du fii loolu accord bu signé la tribunal bi nga xam ne moom mu am compétence foofu la kon dund fay dee fay kon nañ gaaw fay aussi boru jàmbur du tere nag Locafrique continuer di liggéey di leen jox bu ñàkkee jom nag ba di ko song ci tribunal du commerce gii it bu ko ñàkkal fay rek bu boobaa nag Sénégal nañ xam ni ñii ñu ñàkk jom lañ président na xam ne ñi ngi ko seqal waa Sarr ñu ñàkk jom lañ sàcc lañ wurujkat lañu njaaxum luy dëgg la ñuy def ba pare dem bu ko nax di ko wax dañoo xam ne dara du ci dëgg président il faut nga ubbi sa bët loolu lay ñaan très respectueusement loolu Locafrique di ñaan Locafrique bañul ñu yokk capital bi mais sa gaa yooyu fa nekk il faut ñu càmbar li ñuy def sàcc rek lañ fa nekkee wuruj ak complot na ngeen audité seet leen balaa Londres sax di wax fii nii war nañu a seet balaa Londres di condamné pour ñu fay 170 milliards nañu seet fii milliards yi fu mu dugg su ma gaa yi kat seen dara satul seen dara leerul président yow la ñu déglu Sénégal gi yëpp yow la ñu déglu affaire bu garaaw la ñu nekk affaire Locafrique bi Sénégal yëpp a koy xool kenn mënul comprendre yëfu dof yi nga xam ne moom la Sarr di def ñëpp ne nañ xanaa direction Sarr dañoo war a dem Fann hôpital Fann ñu seet leen mais ñi wéruñu mais yow ñu bëgg a dugal Sénégal muy perte ay milliards chaque jour nga am valeur plus de 100 milliards di lebi 60 milliards tax nga bëgg a yokk wuti ay 400 milliards di génnloo nit ñi fanweeri milliards ak juróom-benn état bi ñaar fukki milliards ak juróom-benn Locafrique ni boo amul nga abal ma yow Locafrique yaa ngi koy yore 170 milliards téeméer ak juróom-ñaar fukki milliards naan ko ba ma joxul ñaar fukki milliards ak juróom-benn da ngay génn yow bala ngay laaj kay fayal boru jàmbur yow da nga koy yore téeméeri milliards ak juróom-ñaar fa ël bu dugg naa ma joxul 26 milliards tey da ngay daal di able non parce que da ngaa bëgg a dugal yeneen nit yoo xam ne ay Nigérian ak ñeneen ñuy tudd fu ne non président Macky Sall ñu ngi lay ñaan yow yaay borom réew mi li xew sa réew da nga ko war a xam nga càmbar Sarr ci lii ñu la bëgg a dugal
pour nga nangu ko da ngaa xamul nu mu demee mënoo xeex Locafrique doomu Sénégal bu am jom bu liggéey pour Sénégal pour dimbale ñeneen ñoo xam ne sa gars yi ñu leen bëgg a indi fii non 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 mënul nekk président da ngaa xamul nu mu demee rek moo tax ñu bëggoon nga xam ni mu demee ñi ñu ko séqal ah ay saay-saay lañ